ñu fës gee nekk door gannaaw na ba nuyoo ñi nga xam ne tonton Youssou Samb maa ngi lay nuyu bu baax moom fajar gu jot dafay bokk ci suñuy inconditionnel du ñu suivre tonton Guèye bu conseil notable des Lébu également nuyu naa leen bu baax. alors El Hadj kay toog laata may démarrer le député du peuple. waaleykum salaam ñu ngi ziar yàlla nangu bu baax. lu ngeen fanaane. yegg si sant alhamdulilah xam naa di nga ko xaw a poussé tuuti. affaire nga nuyoo ba pare. waaw Xaadim Guèye sama benn Xaadim Guèye la Xaadim Guèye moom may defal yenn saa yi njaxas yi. Xaadim. waaw Xaadim maa ngi nii de rek naa de kaay jël sama mesure. sama rakk la. Xaadim baax na wala day pousse chaise bi tuuti ñu dem. man nga def nii tuuti rek. nan si ne emploi waaw def naa noonu la de tuuti noonu rek waaw. daa mel ni mat na de daanaka mat na. nee na voilà dégg nga maam Sidi. super maam. kon moo ci ñu koy door wax yéen a kaay groupe des médias Birahim El Hadj yéen a kaay groupe des médias dafa ñëw ci campagne NTM rôle bu mu joué ci li nga xam ne moom mooy législative yi ndax nag Bougane Gueye Dany moo ko initié woon non à un troisième mandat bu président Macky Sall nee nañ renfort de taille la nag parce que bu ñuy fàttaliku Alioune Ndoye dafa mel ni lii la gisoon ne Bougane Gueye lu sayoon ci campagne bi fii ci Dakar ba nga fiy battre campagne Bougane nekk nag bu la neexee di tontu bu la neexee nga tiit ndax gémmiñ bi nàcc di wax jàmm fu mu nekk da ngaa tiit moom nag nee na ñu yéen kaay bi nee na wax fa dëgg neex yàlla ndamuk opposition bi nga xam ne gis nañu ko ci législative yi rawatina fii ci diwaanu Ndakaaru campagne am bi nga xam ne def na ko di NTM bi am na wàllu yaatu wu nga xam ne jot nañu ko bay na ko ci jëm ci li nga xam ne moom mooy ndamuk opposition bi ñu dikk ba tey ci Moustapha Niass ba nga xam ne kon génn na assemblée nationale def retraite waaye am na ñu mu yóbbaale ci ay député ndax législative yi dina am député yu nga xam ne kenn du leen si gisaat am na ñu mu ca lim Ndiagne Diop ay miru Njing Jean Baptiste Diouf Ndeye Fatou Diouf Awa Niang ay député yu nga xam ne nii nee nañu ñu ngi woon ci législature bi 13e bi mu mel ni kon 14e bi nee nañu duñu ci bokk ah les faucons du palais prêts à corrompre loolu nag moom lañ doon waxtaanee démb parce que fu mu nekk nii nag moment tractation la moment waxtaan moment négocier proposition bu dul proposition jinne dana génne maletu xaalis yi dana génne yaag lépp nag ngir assemblée nationale ñu xool ñii war a féete nii ñu féete nii ñii war a féete ak majorité présidentielle bi ñu dem ci majorité présidentielle bi waaye opposition bi ñu dem opposition bi waaye nag ci diggante bi moom mooy jokkalante gi ana ñan ñooy jaay seen ngor wala ani ñan ñu nga xam ne nii la ñu defal yenn proposition yi ba ñu dem en tout cas yéen kaay bi dikk na ci El Hadj. lay ku ko ci def ba ñu xam surtout. Mbadou. lay di nga xam ni fii Sénégal la. ku ko def ba ñu xam sa tur. ku ko fi def ba ñu xam sa tur bu ñu xëyalee fii di nga rëcc loolu juddoo. ba dañ lay toog kenn jaay fi nga xam set. dañ lay toog donc il faut que les gens. ba kenn fooyee suñu électorat set. nit ñi bañ a fàtte lenn. une élection ou un poste dafa éphémère. élection législative lañ jógee ñi ñuy war a fal. ñu war a nekk ay député ñu war leen a installer assemblée nationale. mais xanaa amul yeneen élection yu ñëw élection présidentielle la ngi ñëw. yeneen i mbir mu ngi ñëw ci seen kanam. est-ce que dañuy jaay seen ngor ci benn fan bu ëllëgee ñu jeexal tàkk ci lépp am na ñoo xamee ni tey sañul ñoo taxaw samp seen dënd ne damay bokk élection territoriale muy mairie wala président conseil départemental am na ñoo xam ne tey dañu naan sañuñu samp seen dënd ne ni candidat à la présidentielle boo demee askan wi ci boppam ñoom ñoo lay ñàkkal fayda ñàkkal la fulla parce que dañaan kii buñ ko joxee suñu voix tamit après day set ku ko ci neex rek mu jébbal ko suñu voix mu tay la ko waaw mu tay la ko vox populi dafa ñëw ci Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñoom nee nañu seen ndam kenn mënu koo dindi leer na nañ waaye Yewwi Askan Wi nag ñoom it nee nañu bu fekkee da ngeen am ndam seen bopp ngeen di nax ndax ndam li leer na te xam nañ fu mu féete moo di ci Yewwi Wallu ñoom nag ñu ngi nee nañu seen majorité sa assemblée nationale duñu ko tayle abalewuñu ko saraxewuñu ko ndax dañu ko gagné te askan wi ñoom la ñu àndal waaye Yewwi loolu la ñu xamle ndax Déthié Fall nee nañu lu mu gàtt 83 ci ay député dañ ko am ay siège sa assemblée nationale juróom-ñetti fukk ak ñett am nañu ko ca assemblée nationale ci ay député Khalifa Sall nee na nañu nangu li yàlla dogal ndax li yàlla dogal moom boo ko nangoo rek da ngay noppalu te nag li yàlla dogal mooy am nañu ndam ñoom loolu la ñu xam le Lamine Thiam nag nee na dëkkandoo ba ñuy bañ faw mu am
te bie boo rek ñu doxal jàmm ndax dëkkandoo jàmm ca gën sa assemblée nationale. waaye Aminata Touré nag nee na Déthié Fall bu fekkee da ngay nelaw yeewul bu fekkee da ngay nelaw Déthié yeewul ndax nag majorité sa assemblée nationale da ngeen koy dégg nii rek mais doo leen ko mas a am ndax nag askan wi ñoom la ñu joxaat majorité. Aminata Touré noonu la tontoo kon Déthié Fall yéenekaay bi di Vox Populi dafa ñëw ca Médina ndax kaa la ko def dafa jël Médina jëf fa ay leaders yu nga xam ne nii ñoom ku si nekk jàppoon nga ne yaa moom Médina ndax Médina bi Bamba Fall doon jàkkaarloo Cheikh Ba gis nañ doole bu nga xam ne Cheikh Ba am na ko ak Seydou Gueye mais Bamba Fall tamit wanoon leen dooleem ci local yi waaye ñoom ñetti ñëpp nag bi ñu leen boolee ñoom ñu boole seen doole normalement amul dara lu leen waroon mën a téye sa Médina mais ñoom xamuñu fu leen nit ñi jaar ca Médina ba ñu nërmeel leen ñoom ñëpp donc ñetti ñi cas de figure la ko def moom Vox Populi Mansour Faye ca Ndar d'accord na teel a nag mu day yombal ay duma moom Abdou Karim Sall. waaw moom Abdou Karim Sall bu mbaaw moom ku si nekk félicité na ca ña nga xam ne wax fa dëgg neex yàlla ñoom ngàndal Médina Parcelles Kër Massar Thiès Guédiawaye Louga commune bu Kolda commune ak Ziguinchor ak Kaolack commune gis nañu kon lajjate ga nga xam ne ñoom jàpp nañu ne am nañ ko fa te doonte ay leader ay borom yi doole ñoom ñoo fa nekkoon ci nguur gi. ñu ñëw ci le vrai journal 2017-2022 Sonko 5 ans 5 réussites juróom ci ay ndam diggante 2017 ba 2022 nee nañu Ousmane Sonko jéego bu mu def dafa mel ndam laf cay am législative bi 2017 gis nañu ak révocation ndam la mu am ba dugg sa assemblée nationale présidentielle 2019 mu nekkoon révélation bi nee nañ première réussite am ñu jàpp ci 2021 mars 2021 le peuple comme bouclier ndax ñoo ngi fàttaliku la nga xewoon ne moo fi xewoon ci weeru mars bi ba askan wi génnoon dikke renfort local 2022 mu daal di jël Ziguinchor législative 2022 mu nag samp ab cohabitation imposer cohabitation sa assemblée nationale yéenekaay bi ci loolu la dikk Walf Quotidien dafa ñëw ci résultat législative yi Yewwi Wallu nee nañu assemblée nationale ñoom leer na am nañ fi 83 députés yu nga xam ne ni kenn mënu ko laam-laamee donc ñoom jàpp nañu ne nag foofu moom wax fa dëgg neex yàlla mat na ba pare am dara luñ ciy dindiwaat ñu waaye nag Aminata Touré tontu na leen ndax Aminata Touré mu ngi leen di xamal ne seen 83 yooyu xam naa di ngeen ko wanaasuwaat ndax fa ngeen ko waxee woon di ngeen ko fa waxewaat wax ne kon yéen a juum ay kaddu la yu Aminata Touré yëkkati le témoin Yewwi Benno dans un mouchoir yéenekaay bi loolu la dikk nee na nag ñaari coalition yi wax fa dëgg neex yàlla ku si nekk mi ngi xëccoo ñoom ñenn ñi nee nañu 83 la ñu am ñenn ñi nee nañu 79 la ñu am boo leen boolee diggante bi 4 députés moo nekk si diggante bi alors ñoom ñaar ñëpp ani kan moo ci wax dëgg. ñaata député moo nekk assemblée bi Ibrahima ci. 165 166. mooy nombre de députés yi 165 la. 165. waaw mooy nombre de députés yi. mooy nombre de députés 150 yi nga xam ne ñoo ngi fii ak 15 yi nga xam ne moom mooy diaspora. voilà donc 175. non 150. 150 ak 15 ou 165. voilà 165 la nekk ci ay députés en tout cas c'est la guerre des chiffres yéenekaay bi loolu la wax di Sud Quotidien bras de fer entre pouvoir et opposition autour du verdict des urnes en tout cas lu mu ci manti doon jàppale ne la guerre des chiffres la ko tuddee Yewwi Wallu nee na ñu am nañu ndam 83 députés wàññi nañu ko sa assemblée nationale ci 165 yi nga xam ne mooy siège yi si 14e législature bi kon ñoom am nañu nee nañu majorité 83 ci ay députés Aminata Touré nag nee na leen sunu 30 départements yi ñu waxoon dara du ko dindi. moom 36 la waxoon sax. waaw léegi des mooy ak diaspora bi. waaw 36 la waxoon ak ñett ci diaspora bi. léegi wàccaat nañu. nee dañu wàcc waat. ne 30. en tout cas nee nañ majorité dans 30 départements. lu mu ci manti doon ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi buux sa morom di wax ne yaa am ndam waa GRADEC moom nee nañu wax fa dëgg déroulement li nga xam ne mooy élection yi dara amu ci lu nga xam ne ni mën nañ ko ci wax lépp aw na ci yoon te résultat provisoire avant la commission GRADEC mi ngi sermoné Benno ak Yewwi Wallu la nga xam ne jot nañu ko publier parce que nag avant élection yi ñëpp d'accord nañ urne yi lu mu génn dañ ko d'accord dinañ nangu résultat yi alors ñoom ñëpp nag GRADEC mu ngeen di fàttali la nga xam ne ñoom ñoo ko waxoon nañ ci bàyyi xel Source A yéenekaay bi dafa ñëw ci première tendance yi ñëw ci Tata Mimi ak tonton Ousmane Tata Mimi parce que nag Ousmane Sonko si fàttali moo doon wax Tata Mimi bàyyi doo campagne léegi nag Tata Mimi moom mi tontu ko ne ko tonton Ousmane tonton xale yi yow it doo campagne
finalement ñoom ñaar ñëpp campagne nañu et puis résultat yi génn na fu mu nekk nii nag tonton Ousmane ak Tata Mimi ku si nekk mi ngi wax ne yaa am majorité sa assemblée nationale yéenekaay bi dikk na ca dernière mise à jour loolu la ñuy xaarandi 82 députés Benno Bokk Yaakaar loolu la ñu wax 80 en faveur de Yewwi et Wallu 3 autres coalitions yi ñoom ñooy xëcceew lu ci des en tout cas yéenekaay bi foofu la génne battu à Thiès et au local et aux législatives Idrissa Seck un allié poids plume est-ce que Idrissa Seck peseeti na dara sa Thiès ci élection yi nga xam ne jot nañu ko bu ñu jëlee comme échantillon wala peut-être bu ñu jëlee misaal ci ñaari élection yi ñu génn ni locales yi législatives yi yëpp dañ ko fa dóor est-ce que peseeti na dara laaj bi dafa samp est-ce que Thiès amul beneen chef bu fa nekk en tout cas yéenekaay bi dikk na ci le suspense persiste ndax nag suspense la quoi qu'on dise yéenekaay bi di Le Soleil loolu la wax suspense la ndax fii askan wi kenn mënul wax fu mu nekk nii kan moo am majorité assemblée nationale ndax Benno l'intercoalition Yewwi Wallu ñoom it ñi ngi naan ñoo am majorité donc li si kanam raw li résultat yi dootul yàgg pënd ba léegi mu wëri législative yi contentieux électoral le quotidien foofu la génne nee nañ second tour bi nag Yewwi comme ni ma leen ko waxee sànq nee nañ am nañu 83 ci ay sièges ci assemblée nationale Wallu nee nañu seen i militants nag nañu mobiliser ñu takku leen taxaw nag te sécuriser li nga xam ne mooy seen ndam li ngeen am loolu la ñuy bañ Aminata Touré nee na li nga xam lu ne fang kenn du ko jeex lu ne fang kenn du ko jeex xamal na leen nekkoon mbir yi dafa leer majorité sa assemblée nationale wax fa dëgg neex yàlla boo leen ko bëggee da ngeen di jaaraat feneen mais lii résultat yi joxe ñoom ñoo am majorité sa assemblée nationale kon nag jokkalante bi am na lool ci diggante ki nga xam ne mooy Aminata Touré ak nag waa coalition Wallu Yewwi l'observateur dafa ñëw ci victoire du peuple. waa Benno nag vraiment waa Benno nag war nañoo am ku leen déy. ko xam depuis 2012 ba 2022 chaque année da ngay tiitaroo majorité écrasante. majorité écrasante nga doon wax. tey nga dem bay xëccoo ay 2-3 députés am nga ko fi amoo ko fi war nañoo xool seen bopp 12 ans yi. am na yenn kaay bi lu tax ñu am recul boobu ci kanamu population bu Sénégal. am na yenn kaay bi am lépp man lépp bu uuf lépp. di xëccoo ay 2 ki 3 ak naan yaa gagné woo. même bu Yewwi amuloon majorité sax tey. war nañu xoolaat seen bopp. war nañoo xool seen bopp xam nañ ni askan wi kontaan nañu ci ñoom. loolu nañ ci ñëwaat Aminata Touré. nee na nag bu fekkee da ngeen di xalaat cohabitation loolu jéem leen ko teel a dindi seen bopp teel leen a nangu waaye nag Khalifa Sall ak Mamadou Lamine Thiam démb seen point de presse bi ñu ngi leen di dànxaafu nañu leen waaye li nga doon wax 5 ans ci l'observateur Robert Bourgi def na waxtaan wu yaatu bu nga xam ne def na ko moom analyste politique la l'heure est à la grande lessive pour le président Macky Sall nee na président Macky Sall lii nga xam ne romb na war na mën a tax mu def fóotum biir ndax nag bu xoolee lajjite gi nga xam ne mi ngi am donte danaan moo am ndam local yi nee na moo am ndam mais saful ndam bu fekkee législative itam bu fekkee moo am ndam it ñu bëri jàpp nañ ne saful ndam ndax da ngay am ndam ñu xam ne lii ndam la ndam day rafet rawatina nga am nag lépp lu nga xam ne moyen la ngir battre campagne moyen la ngir nga mën a am ndam bu rafet ñu gis ne yaa ngi tey ngay xëccoo ak opposition bi c'est parce que sa ndam boobu war nga ko xoolaat bu fekkee yaa ko am póotum biir nga war a def ndax yéenekaay bi dikk na ci am na beneen yéenekaay bu ci dikkan ci la nga xam ne ces mots qui ont perdu Macky Sall bokk na ca mbirum borom ñaari tur yi nee nañ ci campagne bi la 3e mandat bi ci campagne bi la sentiment d'injustice bu nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund waaye yéenekaay bi ci biir dafa ñëw ci comportement yenn responsable politique yi ndax nag askan wi léegi nangootuñu ku leen nax politicien bu nga xam ne yow xamoo météo Sénégal intéressé wu la ndax sa kër yaa ngi ca clim nga dugg sa oto mi ngi clim nga dugg sa bureau mi ngi clim booy waxtaani wala booy jël sa week-end yaa ngi hôtel donc yow météo Sénégal intéressé wu la naaj bu tàngee xam nga dimanche fa nga daan toog daan waxtaan dematoo fa nga bàyyi ba campagne jot nga bëgg leen fekk ci askan yu xamal ne la nag du fii ndax yow boo leen respecté wu moo tax nag président Macky Sall war naa xool ay DG wam non ay DG wam ay ministres yi nga xam dañ leen a battre fa ñu dëkk bépp homme politique bu am kees gooy doxee ñu gàññale fi nga dëkk parce que amuloo njëriñ say mbokk te ku amuloo njëriñ say mbokk ak fa nga dëkk aajowu ñu lay fal te loolu dinaa ci dellu soit surtout commune département wu Mbour yi commune département Mbour yi moom bépp DG wala ministre bu ñu fa gañee dinañ la rey tête vilipender la ba nga xamante ni bi moomoo leen dëkk bi politique da ngay amal nit ci njëriñ parce que li ne sa poche moomoo ko
da ngay dem ngénte dem dëj bokk nit ñi alalu askan wi lekk rek tëdd sa biir di ngand élection ñu bàcc bàccal la gën a jigéen bëgg laa bàyyi nga continuer askanu Sénégal léegi lan la ko teel a xam dinaa leen rey tête ba ngeen xam ni alal jigéen yow moomoo leen ko ñu gagné leen foofu askanu Sénégal li ñu def seen li léegi politiciens yi dañu war a xam ne askan wi dañu xam ne gën a jigéen gën a yey koo xam ne boo gestoo gis ka boo amee problème gis ka boo jaaxee moom ngay gis loo xeelu mu teg fa tànkam kooku tey bu la soxlaa mënoo fexe ba doo ko uyu. yow dafa nga ni maire Diass directeur COSEC. gagné maire bi même pas 6 mois. ñu gagné waat gars yi dóoraat ko te mu jiite woon gars yi plus de 5000 nangam. ñu dóoraat ko fa. war na xoolaat comportement. bu amoon Diass njëriñ na ko fa gagné. maire Mbour Cheikh Issa Sall directeur ADM bu defoon ni mu war a def Mbour nañ ko fa gagné. man ñu gagné sax intéressé wu ma. mais ñu amal askan wi njëriñ parce que li ci seen loxo askan wee tax ñu am ko. dañ leen reetet bàyyi ma noppi bu jublu ci commune Mbour yi. wàcc leen vitre teintée yi. dindi leen seen vitre teintée yi seddoog nit ñi li ñu am. seen noir fumé yi dindi leen def ko meeru Malicounda. bàyyi leen appel boîte vocale yi ku leen oo nga nekk non dama nekk réunion alors que nekkoo réunion da ngay bañ a décrocher dans le rappelé boo xam ne doo ko mas a rappelé askan wi dofuñu ku leen gën a jege gën a yey si ñoom koo xam ne boo ko gestoo moom ngay gis boo amee problème moom ngay gis bu la soxlaa mënoo fexe ba doo ko wuyu danga may nekkal si naaj ma nekkal la ci kër gi muy opposition nag di comme pouvoir politiciens yi la ñuy waxal bàyyi leen ci xel bu baax boo bëggee askan wi nekkal la si naaj bi da nga may ni nekkal ci kër gi loolu lu am solo la Yewwi Wallu ci libération fu mu nekk ni nag nee nañu ñoom waa Yewwi Wallu ndamuk waa Benno Bokk Yaakaar dañu ko xotti teg na le Khalifa Sall ñoom nag nee nañu fu mu nekk xëccoo bi jaru ko fi Déthié Fall mandataire bi Yewwi nee na Benno Bokk Yaakaar wax fa dëgg neex yàlla dañ leen renvoyé à l'opposition parlementaire Lamine Thiam mandataire bu Wallu moom nag dikk na ci cohabitation bi nga xam ne mënul ñàkk Aminata Touré nam ngi leen di xamal ne yéen ñett ñi yëpp li ngeen di wax teguwul fenn bee boo ngeen dem toog te xam ne wax fa dëgg neex yàlla du jàll cohabitation mënul am résultat sa Thiès Idi Diatara Augustin Tine Siré Dia Habib Niang ñoom fu mu nekk dañoo wax ne nag faw ñu xoolaat seen toogin foofee sa Thiès critique second tour lourd danger noonu lañ ko tuddee ci yéenekaay bii di critique les échos dafa ñëw place de la femme dans la société loolee nag yéenekaay bi dikk na ci chaque coalition se déclare victorieuse résultat des élections Aminata Touré nous récusons toute possibilité de cohabitation nous restons majoritaires waa Yewwi ak waa Wallu dinañ ci ñëwaat ci commentaire yi Birahim ñoom nee nañu assemblée nationale nag président assemblée nationale bi boo ñu xam ne ci ñoom lay bokk premier ministre bi boo ñu xam ne ci ñoom lay bokk mais puis kan moo war a nekk premier ministre bu fekkee loolu mooy dëgg quoi diggante non premier ministre bi kan la war a doon bu fekkee ñoom li ñu wax ne moo am parce que ban résultat dara officiel la ko fi Macky et ses demi-savants yéenekaay bii di 24 heures si la dikk Mansour Faye moom nangu na la nga xam ne loolu la yàlla dogal ñu jeexalee Odia laata may dem di envoyé titiri kii di El Hadj voilà Odia loolu la xëy fese la ku si nekk mi ngi taf sa mur di wax na yaa am ndam ku si nekk yaa ngi affiché def sa poster Aminata Touré na président Macky Sall daf koo tingoom waaye li ma si jaaxal benn dàll ba daf koo réer moom Aminata Touré benn dàll bi daf ko président Macky Sall moom moo ko Aminata Touré président Macky Sall moo ko tingoom parce que nag dafa ànd ak moom d'accord na peut-être moom am na ndam li leer na donc lu mu ci man ci doon daal ku si nekk moo ngi xëcc di taf di wax ne yaa am ndam opposition bi gis nañ nag Guy Marius Sagna ak Victorine ndax nag ñoom démocratie bi dañ ko matal durant campagne ñoo nekk nii Guy Marius Sagna ngi di ko jox fleur Victorine lay jox fleur ok Victorine lay jox fleur noonu parce que ñoom nag wax fa dëgg neex yàlla wàllum démocratie la ñu matal sëkk nag ndax waxtaan nañu def nañ seen i débat te dara dindiw ko ndax loolu ñëpp dañ ko rafetlu alors Mansour maa ngi lay envoyé tiitir yi parce que tey sunu mbir yi nii la demee alors mi ngoog Aminata Touré la ñu tingoom noonu nee na waa opposition coalition Wallu Yewwi bu fekkee ndam ngeen bëgg rek da ngeen koy tijji leneen opposition bi ñu ngi koy xamal ne que nag bu fekkee da ngay génte tata Mimi yeewul te xam ne nag am nañu 83 ci ay sièges loolu la Odia génn Omar Diakité ci actualité bi noonu la ko résumé 8 heures passées de 20 minutes El Hadj Mouhamadou Mansour Diop ñu bàyyi la nga jox ñu li gën a fës ci xibaar yi.
ñu doog maam ci ginnaaw bi ñu nuyoo ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu Mamadou Ba waxambaane wu am fukki at ak juróom-ñaar jàpp fukki at ak juróom-ñett dañu ko rey ci benn xeex bu amoon xale ba dañu ko jëm paaka loole ci la faatoo mu ngi am ni ki démb ay vers 3 heures du matin dinañ ci dellu soit lu mooy loole itam dinañ wax ci xibaar yi li nga xam ne mooy résultat élection législative yi ndax ñii di waa Wallu ak Yewwi ñu ngi dànkaaf waa Benno gañëw leen tous lañu leen wax te bu leen fi yokk pënd bi ndax li ñu soj defee élection ñoom la ci seen satisfaction maanaam mbégte di ngeen dégg njiit la wala coordinateur ba di Babacar Fall bu GRADEC xibaaru sport dinañ ci ànd ak Baye Mante Mboup yéen kay